ci biir li di studio bi comme ni ñu ko waxee rek ki nga xamante ne moo nekk kii di Big Faa moom lañ am fii ci biir lii di Up This Morning on Star TV mu ngi nekk ci Facebook bi tamit ci li nga xamante ne moo nekk lii di live Facebook ak digital platform bi tamit ñu dal di welcome kii di Big Faa naka suba si. suba saa yi nii salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñuy seetaan Star TV right now di la jërëjëfal bro si invitation bi tey mu nekk mbégte tamit pour ma ñëw fii tey si télé bi nag ñëw jàkkaarloo ak yéen and then ñu waxtaan yokkalante and then mooy loolu daal bagage. ok Big Faa eewu suba bi naka la. bro waaw loolu la affaire si foog ñu teel a yeewu. foog ngeen teel a yeewu mun a defar réew. jërëjëf rek thank you very much Big Faa fa nga toll right now ci sa music career because everybody knows Big Faa. jaru sa nga jaar ne ok man may Big du gën a jaar na fii nii every Gambian knows who Big Faa is. Right now fa nga toll sa career. Right now alhamdulillah because things yi ñu ngi dem ndanka ñu ngi góorgóorlu métti na bot ñu ngi push album bi last year génne nañ ko ñu defar ko and this year ñu ngi waajal a big concert between Gambia ak Sénégal mu nekk Virip Varap concert. Virip Varap waaw comme man ak Ngaaka Blindé. Ok so dañoo def fii concert boo xamante ne dañoo def Gambia Virip ñu dem Sénégal Varap so affaire si because ok comme lu ñu yaaga gis ñu ko dunda mu nekk loo xamante ne dañ ko war a ciin mooy comme gars yi di ñëw rek di def fii show and then ñun duñ dem waaw te soo seetee nag ñoom lu ñu xam si suñ Gambian music bi dafa néew comme amul doole so it's time pour ñun tamit ñu mun a cross border yi dem wan leen ñun luñ am and lan lañ nekk di def naka la ñoo joobee so moo tax it's very important ma dem foofu noonu wax ak gars yi and then like ñu am access bi pour Ngaaka ñëw fii and then after loolu ñu dem ñu def fa show so da nga gis ne 12 octobre la ñoo start loolu inshallah Independence Stadium su di fa jógee ñu dem Dakar def fa Virip Varap suñu jógee next year tamit Gambia Virip Sénégal Varap waaw xam nga dañ faral di wax ne your career as a musician am na ay tolof yi nga xamante ne daf dee dal Gambian artistes yi ok naam soo xoolee sax da nga gis ne xaalis bu bëri dañ ko dee jël dugal ko on foreign music ok foreign artistes yi ñëw fii nii gars yi fay leen xaalis bu bëri place bi fees bërëb bi fees tickets yi jar waaye Gambians yi su gars yi ootee rek is always a problem pour sponsors yi gën a ñëw sax is always a problem because ñoom Gambien bi lu mun a sacrifice al foreign artist bi munu ko sacrifice al Big Faa keneen si artist because ok ñun problème boobu dañ ko yàggaan tunda tey like soo xoolee depuis suñ daaj yi ñu fi nekkee and ba still now ñun sax tane na tuuti like because ñun ñu ngi jóg di pousse di forcer and at least dañ dee mën a am suñ fans club yoo xamante ne gëm nañu duñ dee am xaalis waaw but dañu dee nekk i die hard fans like ok comme always ñun luñ dee kaas mooy tey ñun suñ borom alal yi nekk si réew mi like nekkul di ñu gestu comme di wéy nuñ ko war a defee tey man dem naa fi show Sénégalais artiste gars yi eeg si kaw stage bi may ko caabi moto ñii ñëw may ko comme génnee paquet xaalis may ko ba mu jeex kii ñëw génnee ba mu jeex kii ñëw mer sax dóor ko caabi moto keneen ñëw meraat sax dóor ko caabi moto si dixième stage bi may nañ ko ñaari caabi moto te dixième stage boobu noonu la ñun ñu eeg joxu leen dara ba soona $50 yi joxuñ ñu ko waaw ñun ñoo seetaan ñi ñu ngi try yu def lu nekk entertain leen def luñ mun wàcca kenn joxuñu $50 and then artiste boobu gars yi jox ko àdduna lu si biir man ma gis ne comme ñun dañ desee eewu because nit ku eewu dëgga wallahi yow sa boppa moo lay gënal te ñun dafa tollu foo xamante ne ñun dañ war a développe ñun dañ war a defar suñ réew mi si anam bu nekka nag because tey soo xoolee gars yi
ñoom ñoo ñu raw si anam bu nekk. si anam bu nekk soo xoolee si football bi sax. si lu nekk everything fu nekk. so léegi ok ñoom suñ gisul ne ñoom they have to support us ñun nañ gis ne ñun dañ war a support suñu boppa ñun dañ war a defal suñu boppa ñun dañ war a develop suñu boppa because tey ñun ok soo ñëwee fii nga gis booy ñu try ba feesal venue nga dem fële nga gis artistes yoo xamante ne duñ dee comme xamuñ leen sax bu baax suñ jógee fii la ñoo dawale fii Gambie fi la ñu dawale waaw that's true because fële ku fa génnee single dafay ne bàyyi ma dugg a Gambie rek lijjanti ko waaw te su ñëwee fii of course daf ko dee mi te fekk na fi ñoo xamante ne ñoo ko gën a yàgga si sound bi ñoo ko gën a am experience ñoo ko gën a even góom lu ñoo def sax but amuñu support bu ñoo am si gars yi fii ak ñële lu ñoo am fii is quite different because ñun dañuy gis ne ñii dañu xeex wala ok gëmuñu maybe tamit like ok ñun lu ñoo def doyu leen te ndeysaan ñu ngi over liggéey big ñu ngi over job ñu ngi over def luñ mun ba pare tey man alhamdulillah paa yi maire yi xale yi ñëpp ñu ma dégg everybody knows Big Faa everybody like suma sound tey xale bu munta wax sax dafa try pour wéy dafa try exactly so tey man gars yi dañoo ñëw fii dañoo jógee seen dëkk ñëw fii gis ma man nu ma mel and then dañ ma dee wax ne non gars yi surprise waaw su fekkee ñun feneen la booy time bi yaa ngi am kër yaa ngi am moto yaa ngi am lu nekk but comme man dama gis ne ok ñun suñu waa réew ñoo ñu tegut foofu because suñu tegee foofu ñun duñ am problème boobu because ñoom seen waa réew ñoo leen jël teg leen foofu soo demee sax tey pour gis leen yow nga jógee fi dem foofu pour gis leen problème la it's a problem because dañ laa woon ne ñun suñ artistes yi de ñun ñooy suñ style ñoom ñooy suñ everything but tey ñëwal fii nga laaxa kenn ne ko Big Faa yàlla bu mu kool sax amut mu ne amul boppam dafa fuuy dafa door di lifin nii mu ngi gis fii la nekkoon di runga nii fii la nii and then mu dem mu wax ko keneen wax ko keneen nga gis ñu door waaw diw sax nii di la jéppiyantu and then next minute tey yow su fekkee yow you have to open the doors for everybody after duñ la def artist yeah that's true so su fekkente ne yow da nga bëgg a limite sa boppa pour aga to that standard ñu ne yow xamuloo sa boppa léegi next minute yow da ngaa dem ba gis ne sax man I don't care man suma carrière maa ko bilal suma boppa maa ko defaral suma boppa ba agsi fii so yow sama meree sax mooy loolu because you are not contributing anything to me so na gars yi tamit ñu bàyyi xel ne comme ñun ay artistes lañ nekkal beneen dëkka ñun suñ dëkka lañ nekkal tey soo gisee suñ musique yi yëpp Gambia lañ dee represent and lu ñoo wax yëpp pour defar Gambia la ok so na gars yi ngir yàlla ñu gestuwaat suñ boppa tuuti because tey soo defee si Big Faa sànniw loo ko si réew mi nga ko def soo defee si beneen artiste si réew mi nga ko def because xaalis bi fii la moo des foreign artistes yi dañoo buub xaalis bi yóbbu dem develop seen dëkka exactly and then ñoom dem nañ ba gis ne sax Gambien yi ñoom lañ gëm dem nañ ba am loolu tey soo gisee artiste di jógee dëkkaam ñëw def fi own show ya comme dafa gis ne dëgga Gambien yi gëm nañ leen ban Gambien si history ba tey moo am fit cross fii border sax def fa show moom kenn du am mais nañ gars yi access boobu te gars yi am nañ access boobu ba dañoo ñëw si dëkk bi asi seen sound asi seen stage asi seen band asi seen everything soxlaw ñu dara si dëkk bi ñu dictate seen event suñ biir dëkk exactly it's happening it's happening ba pare sax booy eeg pour perform ñu ne la ne sax yow doo performer mic bi loolu mu ngi am si dëkk bi man dama gis ne ñun ñoo desee eew ñun suñ nit yi ñoo ñu war a comme dimbale si ñun lu ñoo xee because tey soo gisee Gambia dafa des gannaaw si everything du welding carpenter maçon football music fu nekk media bi everything Gambia mu ngi des si gannaaw because joxuñu la gédda bi loo yeeloo respect bi ak fuñ la war a teg naka lañ laa traité yooyu noonu yëpp moo manqué moo tax tey still dañoo nekk si the same thing tey da ngaa gis ku start business
1 month 3 months business mu bi daanu nga gis artiste bu ñoo coowoo 6 months mu daanu nga gis tey footballer bu ñu ne nii 1 year mu daanu because nit yi nekkuñu di gis ne lii dafa war a dem lii dafa war a dunda lii dafa war a sustain comme ñu gëm ne tey dañ war a bil kii mu nekk legend ñun tey kan la ñoo bàkkoo si dëkk bi ne mooy legend tey soo demee Sénégal da nga gis ne ok ñoom Youssou Ndour ñoom Omar Pène ñoom Thione Seck ñoom Baaba Maal ñooñu ñu ngi fa still ñoom Ismaïla Lo and still they are big still they are there tey fii ñëwaat tey kan ngay lim su dul Jaliba Kuyateh koo xamante ne mu ngi constant ne ok tey mun naa def show ñu ngi koo déglu su dul Jaliba Kuyateh amut ñun sax suñ génération da ngaa gis nit door di lifin nii pam-pam ñu ne daanu na nifin na ni and then respect bi nekkatut fa they gonna treat you like a young boy suñ la waree fay 10,000 ñu ne la ne 2,000 wala 1,000 pass dañ la nekka di dimbalewul loo ma because man dama dimbale suma boppa ba ñëpp xam ma léegi fay ma performal la it's very easy don't tell me ne man dama la nekka di support dama la nekka di dimbale nga ma fay 2,000 5,000 léegi nañu wax ci wàllum tamit beneen problème moo nekk jënd album loolu man dama ko dee gis right now Gambian artistes yi dañ ko dee face ok yow nga dugga studio invest a lot of money in that album bi war a génna instead of ñu koo jaay jënda ko gars yi di ko pirate di ko abalante dafa bëri di ko whatsappane waaw noonu la fa demee te yow artiste bi sax da ngaa gis ku la text boy send ma sa sound lu leer naa la wax ni soo ko senutee mi ne non da nga soor wala nii da nga maa jaay ne léegi da nga nekk star could you imagine yow benn sound ñu ngi ko fayee $12,000 $15,000 pour benn sound so nga génnee loolu after léegi ñu laa wax ne nga send leen ko WhatsApp for free because da nga bugga lu leen ne da nga bugga buñ la mere da nga bugga ñu support la da nga bugga soo amee show ñu ñëw jënd sa tickets fine léegi ñu jógee si loolu nga génnee waat album ak nu mu seeree nu yëpp nga def si everything launching bi sax gars yi dañoo ñëw jënd ticket dugal album bi sax duñ ko kenn du jënd album bi li jantiwuñu album bi bugguñoo xam lu fa nekka bugguñoo xam lan mooy artiste bi lan la liggéey through ok depuis si période bi ba si période bi I think tey yow sooy follow artiste da nga war a déglu from starting ba end follow artiste bi and then xam exactly artiste bi lan mooy concept am di ko déglu di xam ne artiste bi lii mooy wéyam noonu lañ dee follow artiste waaw te man dama dee wax ne ñaareel su fekkente ne yow da nga soppa artiste bi ok yow nga ne ok you call yourself a big fan of Big Faa ok da nga war a bokk ci développement yi lii di Big Faa any album bala Big Faa génn fexeel yow nga dem nga jënd ko nga paak ko ok bul xool ok nit ku la abal ngay wala seen ma WhatsApp o even though sax soo gisee Big Faa mu ngi war a produce dara you are a Big Faa am nga xaalis bi kool ko si pet kaay jëlal lii nii nga contribute on yourself very good waaye fii it's very difficult. It's very difficult, bro. Like, okay, tey da nga am event, a big event. Di ka bi yëpp xam ne lii big event la. Nga dem pour ut sponsor. Da nga runga. Demal. Nga ñëw tey. Ñu ne la ne demal boss bi dafa génna ëllëg nga ñëwaat. Ñeneen sa dang leen a call duñ la jël nga demaat ñëwaat ba show bi jot yow foofu doo fa am dara. waste nañ sa time maybe loo fay paas sax soo ko dajale woon boole ko si sa bopp mu mun laa njëriñ you know te su artiste dugasee si biir réew mi ñoom ñooy daw pour sponsor of course that event ñoom ñooy daw pour sponsor event bi man ok Sénégal man toog naa fa artiste mu am event wallahi xoolal compagnie yaa ko dee call di ko wax ne boy man mun naa def lii de man damaa def nangam mu ne leen waa ok naa leen koolaat kooku teg keneen kool compagnie di ko wax ne mun naa def nangam ñii di wax mun naa def 10 millions ñii di wax 8 millions but fii ñun ñoo dee riijee gaay
ñoo dee riitee compagnie yi riitee leen ba sax daala yëpp dog ba yow sa boppa sax day show bi sax doo mun a perform because of that day dog amuloo energy because soo waxee gars yi sa manager dem ñu ne non artiste bi sax na ñëw non gars yooni nit pour mu dem doxal na loolu as a team because soo waxee ñu ne artiste bi dafa war a professionnel artiste bi dafa war a am team léegi nga set up loolu yëpp léegi team bi suñ demee pour régler la dara ñu ne non artiste bi si boppam moo war a ñëw exactement te artiste bi su ñëwutee loolu du sotti so léegi lan mooy use team bi yow kañ ngay nekka star kañ ngay nekka that superstar boo xamante ne sax nit yi pour ñu gis la dañ la war a fay tey am na artiste yu fi ñëw si dëkk bi gars yi dañ doon charge pour nataalu ak moom te gars yi dañ ko dee fay nataalu yes pour nataalu rek tey na Big Faa wax ne fay ma $10 pour nataalu léegi di nga ko gis Facebook WhatsApp Twitter Instagram ñëpp waa ñu xas Big Faa xamul boppam xamul nii dafa yëg boppam kan mooy Big Faa sax ba moo wax ne dañ ko war a fay pour nataalu te man nataal nañ ma ba suma kanam bi jeex Instagram nañ ma ba suma kanam bi jeex ma ne live nañ ma ba suma kanam bi jeex musuma see am anything te tey su fekkente ne beneen artiste moo ñëwoon mi ne la ne balaa nga nataalu fayal $50 wala $100 gaa yi dañ koo def man ok na Gambien yi eewu because ñaaka eewu feebar la te always dañ dee des gannaaw su fekkee wol baa ngee develop nekkuloo di develop àndaa moom dañ dee des gannaaw ñun problème boobu lañ am tey ñun amuñu xaalis xam nga lan moo tax amuñu xaalis first of all tey ñun suñ government bi sax musuloo dégga sax gars yi comme ñu ne am nañ projet pour artistes fan ngeen toll seen copyright si you see ñu ngee wax but still amuñu benn clue comme ne ñu ngee fayeeku lii dañoo toog ñu ne ok léegi dinañ def lii dinañ def léle foofu la dee em foofu rek la dee em but no action text léegi soo leen war a génne album tamit national arts and culture dinañ dee dimbale tamit la non man suma album bi bu mu génnee ma dem foofu noonu after ma dem gars yi ñu jënd ñaata copies la gars yi jënda 15 copies te man foog naa as a country comme full nation artistes yi dañ war a am budget special budget for the artists pour ñu mun a am nu ñoo dimbalee suñ boppa nekkul ne dangaa ñëw ñu may la but dangaa ñëw ñu jox la nga liggéey nga delloo wala ñu sponsor la but man gisuma benn project ak 6 bu ñu amee changes ñun dañ fight pour changes bi and then changes bi ñëw like ok artistes yi dañ contribute si loolu but after loolu ñun gisuñu ne benn budget wala benn project boo xamante ne lii si Gambian music la dugga naka la tuddati World Music Day daf dee romba Gambia te kenn du ko dee yëg kenn nobody te soo demee Sénégal ñu ngi am millions dañ dee budget pour loolu def ko big concert free artistes yi ñëw perform ñu fay leen jox leen xaalis ana xaalis boobu boo xamante ne mooy pour World Music Day ana xaalis boo xamante ne mooy war a nekk budget bi pour artistes yi boo xamante ne dañ see mun a dimbale suñ boppa ñun ba léegi ñu ñoo reject visa yes no it's true because ñun sunu government bi taxawaluñu xamalut sax ne tubaab yi ne ñun am nañ fi ay musiciens yoo xamante ne dañ bëgg a tukki tey man seetaan naa télé Sénégal ma gis Macky Sall mu taxaw live am meeting mi ne sunu artistes yi dañ leen war a faciliter tal tukki bi but fii man dama foog ne ñun suñ government bi dañ ragal tubaab bi pour wax leen sax suñ soxla pour wax leen sax dëgga ne ok ñun suñ réew bi lii lañ soxla nii lañ ko bëgg a doxalee non ñoom duñ wax dara na tubaab yi ñëw rek wax leen ne lii ñu ne waaw ok léegi ban mooy sa new track bi yaa ko tey la yaa ko tey
def naa yaa ko tey mooy suma last track bu ma mujjee génne before weeri koor la moo tax tuddee ko yaa ko tey yeah because dama gis ne comme ñun ñu ngi si dëkk boo xam ne everything mu ngi xew te dara du si dee génn tey yow yaa fi maa fi rey nañ nit si démonstration te dara xew yaa fi maa fi nit yi xëccoo nañ fi laan ba reyante dara xew ok tey ma dem ba fiir ne comme nit yi suñ fekkente ne ñun nekkuñ téyewuñ suñ boppa wala ok aaruñ suñ boppa lépp lu ñu dal ñun ñoo ko tey because things yaa ngee happen te dara nekkul di ko saafara you know tey moo tax mel ne démonstrer bañ la fetal nga dee yaa ko tey because am na ñu fi démonstrer ñu fetal leen ñu dee te dara xew so kon yow bul dem da nga war a toog si kii bul dem nekkal sa say because man I love my life man dama dee xelaat comme suma boppa laa ko dee jële tey diw dem na fële ñu rey ko man duma fa dem yes because ok ñu ne bugal sa boppa force bum la ok yéen a dëggal boppa yi sànka sa askan la sax moo tax maay wax gars yi ne su fekkee da nga dem bañ la fa rek yaa ko tey because rey nañ fi diw te dara xew nga xam ko nga dem fa yeah loolu noonu ok ma gis ne tamit like ok everything ngay yokk pollution bi yokk you know amuñu yoon yu bëri you know moto feera yi gën a yokku si réew mi amul musuñoo dégga ñu ne moto bi su amee 5 years su dugga Gambia déedéet léegi moto yi wàccatuñu Sénégal fii leen dee wàcca feera yi yëpp loo am si lu bon Gambia nga ko dugga because nekkul di control suñu système yeah it's just like okay Gambia moom no problem mbalit la lu nekk la ñu dugal lu nekk façon nit bu nekk mu ngi si dëkk bi façon bagage bu nekk mu ngi si dëkk bi because of affaire si dafa yomba so ñun ñoo ko nekk di seetaan ñun ñoo ko tey su fekkee dañ jël i maisonné lii di fi am lii du fi am lii moo fee am after kon ñun su boobaa dañuy feel ne yow ñu ngi taxawal suñu boppa but ñun amuñu ku ñu taxawal ñun taxawaluñ suñu boppa so ñun ñoo ko tey ok nañ ànd ak clip boobu noonu rek lii di ñoo ko tey rek clip Big Faa ñu dal di dellu si waat fii boobu amagu vidéo vidéo bu ees bi mooy sungutu ñima ok waaye tamit xam na tamit dinañ ñëw tamit si Fanta because man suma ko dama de toog maa ngi xelaat Fanta kan mooy Fanta ok léegi nañ jël ñu clip bi kii di ni Big Faa ñu dal di dellu si waat Shy boy, money. Shy boy production. Sa mbugelu mu jar rek naa ko jënda fu ma mun a dem rek yóbbaale la duma mun a def dara baleew ma la bilay walay man yow laa bëgga baby galo baby man bul ma min be fatema baby galo baby man duma la mere be bayilla baby galo baby yow bul ma min be fatema baby galo baby man duma la mere be bayilla sunguti nyimanga saliba amiga bonitanga saliba sunguti nyimanga saliba amiga bonitanga saliba jege mama fila mel ni loxo ci poos waxal safar bi naa la nangu by force borom bagasi namuma noos Big Faa dafa ñaaw namul cepe bu nice wa ma fa nekk baby girl man ma jël si la pulo bi jeena baby girl man ma bégali la baby girl oh baby man bul ma min be fatema baby girl oh baby man duma la mere be bayilla baby girl oh baby yow bul ma min be fatema baby girl oh baby man duma la mere be bayilla sunguti nyimanga sadiba amiga bonitanga sadiba sunguti nyimanga sadiba
Mega bonita nga saliba waxoon naa la loof fi ñu def ko ci pet nga nekk di ko siwa léegi ba ñu am cat et fi nga jaay ma réew mel ni doom mi cat suñu lekkee ganaar sax nga ne doom mu cat ma déggu si yow rek nga jàppee ma dof ni ngay doxalee te xam nga du loof mbëggeel bu déggu dafay ànd ak muñ bilaay dafay ànd ak muñ baby gallo baby man bul ma min be Fatima baby gallo baby man duma la mere be bayilla baby gallo baby yow bul ma min be Fatima baby gallo baby man duma la mere be bayilla sunguti nyimanga sadiba mega bonita nga sadiba sunguti nyimanga sadiba mega bonita nga sadiba sambuge lumu jar rek na ko jenda Fuma muna dem rek yobale la Nduma muna def dara bale umala Bilay walay man yow la buga Baby gallo baby man bul ma min be Fatima Baby gallo baby man duma la mere be bayilla Baby gallo baby yow bul ma min be Fatima Baby gallo baby man duma la mere be bayilla Ngutu nyimanga saliba mega bonita nga saliba Ngutu nyimanga saliba mega bonita nga saliba Baby gallo baby man bul ma min be Fatima Baby gallo baby man duma la mere be bayilla Baby gallo baby yow bul ma min be Fatima Baby gallo baby man duma la mere be bayilla jërëjëf rek sungutu ñima leen man bilaay lu mu jar nga jënd ko waaw mel ne ko sambugee lu mu jar rek naa ko jënda fu ma mun a dem rek yóbbaale la you know what I'm saying because you know sometimes da nga mun a dunda yenn yooyu noonu am loo yëg tamit comme dina am koo xamante ne dina nekk sa seytaan waaw nga dem ba doo mun a comme def dara doo ko si boole doo mun a dem fenn yóbbuloo ko and then doo mun a wéete tooguloo ak moom you know what I mean so noonu la dee demee ba pare di ko jagleel gaay lover boy ak lover girls ok ana Fanta waaw bro Fanta non dañ ko change li dañ ko change tukan non maa ngi saaj but it was a nice music yeah Fanta moom mu ngi cool mu ngi saaj anyway cool but dañoo lifin dañoo remix sound bi dañ ko remix ok dina bàyyi kii mu dem ak yow rek ci kàllaama Mandinka waaye balaa boobu xam naa ne yow loo dee woy yëpp most of your music da nga dee xool nit ki lu moo dunda especially in the Gambia right now li nga xamante ne loolu lañ dee dundal loolu nga dee jël def ko music loolu moo tax Gambian si like your music ok Gambian si enjoy even mag xale pie everybody likes it because yow sa music bi is based on realities on the ground yow naka nga gisee li nga xamante ne moo nekk lii di nguur gi right now dëkk bi naka la moo doxee right now gis nañ fi ay ñoom 3 years jot na gis nañ fi ay ñoom Barrow for 5 years so many things because man lu ma gis maa ngi waxoon that song sax gina bi but dina si sànni tuuti kaddu comme tey ñun Gambia ba léegi dara demut since bu ñu amee changes ba léegi it's the same thing loo fi dee gis mooy ku nekk am na xam-xam
ku nekk am na idea ku nekk bugga na nekk politicien ku nekk bugga na nekk leader ku nekk bugga na taxaw wax lu ko ne loolu moo tax Gambia du dem fen because fii foog ñuy nangulante foog ñuy jox kii chance mu def su munul keneen ñëw def but leenal lañ fi nekkee Gambia criticize def leen jiri kara yow xoolal depuis 3 years bi depuis buñ amee changes of government lan moo fi am loo xamante ne ba léegi dunda bi tey dafa gën a yokku fuel bi mu ngi gën a yokku dëkk bi mu ngi gën a xat because amuñu sax tali te moto yaa ngi yokku and then still youths yaa ngi toog amuñ liggéey ñii jàng nañ ba wàcca amuñu job ñii am nañ métier sax waaye amuñu xëy you know what I'm saying ñu amee réew mi war ñoo wax ne project company nii taluñ ñu because ñoom ñu ngi tal seen place maybe ñoom suñu nekkee di wax project keneen dina nangu seen place man loolu laa foog so ñun sonna nañ tàyyi nañ si kebetu bi ak xëccoo bi dañ bugga ñu ne ñu lii mu ngi nii nañ employé ñii lii mu ngi nii dina tax dunda bi yomba lii mu ngi nii dina tax maire yi jóge si naakoo yi understand moo gën comme ñu nekka fii nekkal fa sa poos nekkal fa sa own interest ba yow talatuloo ñu la fal ñun ñoo fal ñun ñoo dee fal ñun ñooy fal ñooy fool waaw moo tax mene xanaa yéen yërëmul leen ñu luwaasa ngi seer bi léegi compagnie yi mooy loolu dara doxul dara comme na gars yi bàyyi seen xel bu baax am ne time dafa gaaw suy 3 years 5 years time dafa gaaw gis nga soo fi defutee loo xamante ne nit yi dinañ la support ëllëg si biir suñ la bàyyee tamit yow yaa ko tey waaw because ñun duñ dof ñun ay mag lañ xam nañ wool yu nu moo demee léegi internet bi nii am nga lu ma miin social media bi everywhere xam nañ dëkk bi lu baax ak lu bon so su fekkente ne da nga fone da nga nax askan bi non sa boppa ngay nax because ñun xam nañ naka lañ war a dundee you know man lu ma bëgg rek mooy na gars yi focus si développement ni réew mi ñu bàyyi di focus si politics because tey ñu waxoon ne Barrow for 5 years ñoo nekka di wax ne Barrow for 3 years loolu mu ngi laa woon ne selfishness mu ngi ñëw loolu dafa mel ni yow sa boppa nga taluloo askan taluloo keneen yow bu mu la neexee nga ne 5 tey naxari na nga ne 3 ñun kenn moomuñu réew mi ñoo ko bokka ñun ñoo fi bokka yépp te ñu ngee gis ñu ngee dégga mënuloo fee nekk kaakataar si benn fiw yées non man loolu duma ko nangu man ok man lu ma mun a dégga mooy ok ñu ne na Barrow liggéey waaye doo fi ne yow nga taxawoon fii nga ne soo déggee ku wax 3 years rek nga defante moom tey ok génne nañ la foofu nga taxaw nga ne non soo fi déggee ku wax 5 years ñun ragaluñu la ñun ragaluñ kenn ñun ragaluñ nit ragaluñ dara réew mi ñoo ko moom dañ ko bokk ñu liggéey ko soo mënul te liggéey nga dem sa yoon te ba pare na gars yi bàyyi seen xel si politique bii nii because man Gambia lu ma gisee lu ñoo politique dafa serious te suñ bàyyilee suñ xel dëkk bi dafa ndaw am na yoo xamante ne xejut fii ñuy nekka i enemies si politique yoo xamante ne méegut benn sense képp kuy taxaw di la wax ne nañ dem xeex wala nañ dem lii bul ko gëm yooyu ay naxaate la te yooyu noonu waste of time la du ñu yóbbu si kanam politics ak politiciens yi dëkk bi fexe leen mu am jàmm because soo xoolee sa own interest ba nga asi problème si réew mi after du yow rek la moo disturb dafa disturb te yow maybe du la disturb am nga moto am nga kër am nga paasi plane am nga paasi moto mun ngaa save sa family but ñu mel ni ñun
amuñu moto amuñu kër amuñu paasi plane so bu leen jaxase réew mi réew mi dañ def changes pour ñu develop ko suñ xamoon ne tamit changes bi nii lam ñoo jural ñu bàyyoon fii Yaya Jammeh wasalaam ok Binta ci kàllaama man nika Binta man dama laa yóbbu si gannaaw tuuti because gis nañ da nga yàgga si music industry bi nekkul tey si soos nga jëlee imeta music industry kono amanke beati but then nataje ye fanta bondi and inata anything bondi and anything was a song that you know that hale sa comme nako waye hale sa mun nako way legi song bo wala gëna ye hit ni for that being the case lolu dang ko expect on ak lan mo la inspire ba nga way anything okay nte meta le kanyinke amanke beati like you know now I think 12 years but music okay ka you know bari mantara sirin nung doron ka music o but we like okay banung doho la fana you know I'm a welder man and you know meta ka hustle le tamet you know yeah ning hustle tanga kuro soto ngata nga studio jo you know what I mean you know for Fanta Naka like Fanta was just a freestyle that every artist was doing in the country. It's a beat that like okay panda 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 panda. So I came up with this idea. I cannot do panda 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 like everyone. It's gonna be like okay the same thing. So ngang fansung kule kedi come okay tenga mi feel. Na fanta le feel or time o you know nga kedi fanta fanta. You know, and then like I get that like new thing to the Gambian people, like okay they discover new thing and new style because in the whole world there's no artist like Big Faa and ititala dulato ye artist oje minka ke come Big Faa. Yeah, so ngamira wofanang you know I got impressed like okay they discover something new in the music scene. You know, so like okay, Tata open mic, they give me only 5 minutes to prove myself, or else I will not be on the list anymore. Yeah, Tata J, but Kabrin Tata J, like okay, Fanta was amazing. Like everybody was like, yo, Fanta, Gal Dolgo, no, Ning Ayatombele, no Big Faa, I'm serious and Kirikara, you know. But after Fanta. One day in Tata Studio though, because of you know Saturday but Jahasoring, you know, you can understand Tata Studio though, nana producer Tata J like Dugi one and in Bito BJ, anything. So what anything. Guy for draw squad DJ time. Can who see anything is happening. So namin jalan and namin feel, namin like okay. Luma dunda la comme luma gis la amul ne comme da nga fabriquer woy bi anything nekkul comme dem kër hela binda non studio tolam nata nga fo nga min feel and then nga min feel Gambian or be ka wole feel at the same time so wole atina come anything moma muta no moma stop no because you know it was like okay come ngam kumole fo mobe nyanta coming for bari malo ngi ba fola nyame sante ye Gambia la music industry di nyadia fo bata ning kodiku and then like you know productions problem and you know support problem because ikake artist oti janne you know ibuka sponsor soto fengo fengi tenka ke fango ye you know ye kodo min soto ikake musical le kono back you know but pare ye family soto ye musical soto ye fan soto and then ye fan soul fanan soto because ikajele ikafo ye ning artist o beti atale aka mol sole watara aka soto le but ite ye min soto ni studio jo ay bang wala ni tata ye shopping ke ay bang you know wala ni video jo right now you know ni video ye min jibe jang lies it was like 40,000
So ni ka wo be ke fango ye, you know what I mean? Ibe jumale sono la. Oh, wale ala. Very good. Be pare ni tata pour ye support like sponsor, you know, dol fango boy ibuka dila ibe tamala le fo ila samotol be ye kuntu. You know what I mean? Dol ibuki fango je, you know, money or problem or sort of because and mon la government of fana and then among budget or bondi come ne okay new budget or pour Gambian artists or them ye new project okay pour itel fana na development. Maybe it can come okay music is powerful like okay until more contribute to any changes so me kataja you know but after all mama hani fenne je mi alonko akabogal bulu kana until ya it's like okay itel inina telecom artist will be jan so this year will you be producing any album or whatever? Yeah, this year last year I produced an album called Defarko. Wow. So this year I'm working on a concert between Senegal and Gambia because more meta jela they come okay gal doran nekana you know ye program also jang gal ye joko di bala dol ke so moto la you know ini yeta tentel min yalon kon tel mu jammol leti you know mol mo sotono you know what I mean sa mol mo sotono mol na mol ya comme tel fango la fansu mol in mol mo sotono galbul hani by school o fango ima mol so ma fo moto te bi janne ite ni wol kata stage killing you know it woni wo artist o nanata abatar la lorin ne ite sele stage o santo ye perform ye ji hani $50 mota di de la bari nata seleta ika kodol jale ika fire kan like packet all dole kam fire moto chabol fire kan you know so comme tellement soto no mol la mol ya sa batu moleta mole ni strategy ke comme you know mole show propose like okay ni mol tata je nga artist o je mole access soto comme artist o mi ya lonko a sembo soto je comme right now nga ka blend you know we are all the same generation aka minke jalanka wala ke jan so tata nga je mol dia comme okay sa mol nyata ni nekela comme ka ke virit Gambia Senegal fara ni mole concert ke jang Gambia ngata nga ke Senegal fo itel fanan se mol discover no because Senegal like intel mole la artist bele no bari itel ye mol la artist jelule no jari ba ku yate bay babu Musa Ngom ye wala no so mune ba kila pour itel fana ye mol long ye mol follow fo ay jari galie ye na mol tajan ka mol samba Senegal kam tel fana joko dola wala nyinti comme you know ngata je nga show ke je galie mol je mole perform galie mol je mole promotion no borinde mole linkol ke te wo bemu kodoleti because ni tata Dakar is expensive in anta ye apartment nota in anta ye motor jo in anta ye man it's crazy and it's too hard. Last question, mini relationship with other artists. Gambian artists. We are all good. To be specific, G, you still okay? Oh, back on. Oh, back on into multi, so anything. Multi sino la palaski, you know. Okay, I want to go back a bit far. Okay, thank you very much. Thank you very much, G. Thank you very much for coming to up this morning. I'm not from time to time. Nañ la bëgg invite ba pare nañ follow tamit sa development tamit ak tamit nañ bëgg play sa video si because up this morning what we do is dañ dey focus only on Gambian music. Okay, nga xam ne from time to time nañ invite Gambian artists yi gaay ñëw fii nii. Yeah, pass through and then you know mooy loolu wax lu nekk si ñun and then askan bi mun a you know no it's nice and I appreciate this invitation. Ba pare tamit xam nga yàlla affaire yi gën a yokku ba télé bi dem satellite ñu ko seetaan fu nekk because yéen yaaga ngeen a support Big Faa man event bu ma munti am dama ñëw mel na bro suma advert bàyyi nii de ngeen ma boy asi te dangeen ko play yeneen saa yi 1 month dama dee am advert fii yeah for free definitely man awma seen fay moo tax comme soo ma koolee sax fajar dama eew bro dama eew
dama la kon fajara sama eew moo tax ma jóg rek ma ne umpa Dakar lañ dem bu moo call so dañ war a dem tey yeah man and then may wane jërëjëf you know ñuy seetaan Star TV yëpp amuleen morom and then you know keep pushing because ñu dem ñu ngi push pour am nga go to the next level inshallah like ñu gis Gambian artists yi America comme Nigeria yi ñu ngi dem America di fam award BET award you know Gambia Sénégal sax amaguñ fa award waaye nañ gën a push nañ gën a push you know maybe Guinea Bissau dinañ ñu award and then jërëjëf rek thank you very much rek di gërëm ñi nga xamante ne ñooy seetaankat yi di gërëm tamit ñi nga xamante ne ñooy dina caméra crew bi fii ci Star TV ak tamit ñu nekk ci control room bi di leen jox doo daje rek ba ëllëg incha allah si beneen programme lii di Up This Morning jërë ngeen def thank you very much Firi para Moko tey Kool bi sana mu bañate teg si dutu nga mu rit mu teg il me Facebook ma mun a teg il wuy def di fa la ko teg ci nana mees ci nana piis mu lettu be pare mu tumo yu kooli ana dag ma fooli nga ne gisoo kooli mel ni ku nekk ci tooli ma taseg looli mu ne ya sa seme stabe demoon booli Gana yang ready Coco Osa My nigga feed this test nigga see come Osa Legi dem na yoba lega to my toes But I'm on you feed the joy to open Hello, do you like Connie? Hello, do you like Connie? Hello, don't fix my call me Hello, don't fix my call me Hello Telephone la jambat ba jënd iPhone amaguma right sa wala iPhone ki ko gis fi keroog si ngoon xalaatuma woon mu defalu bon ma nekk ci love mu nekk ci mbaraan nekk ci digga mu nekk ci jaan suma xol bi noo ko defen suma love yi noo ko yaben ma joola nga sànni ko fi léegi dem nga defay nga ma ni Gana yang ready Coco Osa My nigga feed this test nigga see come Osa Legi dem nga yoba lega to my toes But I'm on you feed the joy to open Hello, do you like Connie? Hello, do you like Connie? Hello, don't fix my call me Hello, don't fix my call me Hello, 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 yeah. Nabulama, yo bayulama.